Play Store, Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel. Bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver yéen suñuy mbokku internautes yéen suñuy mbokku téléspectateurs yéen ñi nga xamante ne ñun ñii ngeen safoo pour lépp lu xew ci réew mi ngeen am ci lu leen leer rawatina jotaay bii di Blabla Buzz di daw chaque samedi 18h Vito Gueye pour vous servir tey nag xaw nañu changer format bi tuuti parce que du ngeen fi gis Penda ndax ñaari émission la ñu boole seen rap ak Blabla Buzz ndax kàngam bi ñu invité moo waral tey Malick Dabo tàmm nañ ko gis sax ci samay mbir moom. waaye namoon nañu la yow it. Malick liggéey bi rafet waaye heure bu ñu amee hip hopeur rek. waaw yaa ngi fi ba nit dof la ñëw yaa dernière ñëw fois waaw noonu la demee la dernière fois c'était avec Nit Dof su ma juum c'est la troisième fois ñu partager plateau. donc di nuyu internautu Blabla Buzz yi di la nuyu Vito. xam nga naan leen waaw ñu doxal daal si kanam. ñu doxal ba ci kanam. bu ngeen gisee Malick di ngeen xam ne tey on est dans le milieu hip hop ñu ngi ci milieu underground beeg. ñu ngi ci mbirum drill ak hip hop ak yooyu. ci lépp ci fu xale yi toll ñu ngi ci saay fa yeeg yooyu. non gars yi jamono ji ñu ngi ci drill. ak xam nga hip hop moom dafa bëri ay tendance. des fois xam nga amoon na ay dirty south amoon na ay trap amoon na ay drill mais yooyu yëpp après nañ ci ñëwaat incha allah ci biir émission bi. amoon na underground it wala underground. non yow moom instant yi foog ma defal la formation mise à jour la quoi. kon mise à jour bi dina daw. tey dañuy dalal benn kàngam ci milieu hip hop kenn ki nga xamante ne il a su marquer son empreinte mu ngi fi woon mu ngi fi ba tey heure bu génnee bu dee ci musique nit ñi topp ko. bu dee sax ci sortie yi muy def parce que bokk na ci ay casquettes yu muy sol analyste bu analyser sax ay mbir ñëpp daw topp ci ginnaawam kon ça veut dire que ne casquettes yu muy sol bëri na doomu Kaolack ndangaat la ñuy dalal tey doomu Sénégal lay wax doomu àdduna Rifu ñu ngi lay dalal te di rafetlu vraiment am fierté sax la ñuy def di bokk ak yow plateau bi di ko partager ak yow. waaw mais le plaisir est partagé donc comme li may wax à chaque fois rek xam nga invitation bu nekk dolleeku waay la. comme ni ko Baye su waxee xam-xam bu nekk dolleeku waay la. donc maa ngi nuyu aussi chers internautes yu suivre émission bi yëpp cat ba cat. donc di présenter waat man la Rifou. donc artiste rappeur donc voilà activiste en même temps. donc di am contentement aussi def émission bi ak yéen Blabla Buzz. donc voilà di rafetlu liggéey bi quoi. di rafetlu liggéey bi tey balaa ñuy commencer di wax ci mbirum hip hop ak actualité ak yooyu dafa am benn mbir bi nga xamante ne saa defree chronique bi muy benn jigéen bu feebar Fambaye Diop ne Fambaye Mbodj nekk ci maladie nekk ci ay tolof-tolof bëggoon nañu vraiment ñu waxtaanee cas boobu noonu waxtaanee aussi fan lay mujjee ak sortie mi am nañu benn journaliste bu def taxaw seetlu ci cas boobu lu bëri moom la ñu bëgg a dugal mu wax ñu qu'est-ce qui se passe réellement ak Fambaye bu ñu paree ku nekk joxe ci sa kàddu tamit ñu jàll ci beneen actualité Abdou si c'est prêt ñu dugal Ndiémé mu wax ñu naka la demee Fambaye parce que ñu ngi déglu surtout jamono ji bëri na ay mbir bëri na ay yëf bëri na ay wax ci cas boobu noonu dégg naa démb sorti état beeg yooyu noonu war na def ñu taxaw seetlu surtout ci semaine bii nii Abdou si c'est prêt régie ñu dugal Ndiémé Abdou pare ngeen si c'est prêt rek ngeen dugal Ndiémé ñu doxal Malick. Fambaye Mbodj yaakaar naa ne war nañ ci def taxaw seetlu. oui dafa mel ni Ndiémé sax mi ngi dugg. Abdou bu Ndiémé duggee Abdou. allo. oui Ndiémé. oui Vito nuyu naa la. fay nañ la yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax maa ngi ñu ngi lay dalal Blabla Buzz di la bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi en attendant. waaw merci beaucoup maa ngi nuyu interview Sénégal 7. di jaar ci teewaay di rafetlu émission bi Blabla Buzz. allo Vito. waaw maa ngi lay déglu bu baax Fambaye le cas Fambaye Ndiémé lan nga ñu ci mën a wax. waaw le cas Fambaye bëri na ci mën a wax.
parce que déjà xoolee maladie mi ngi am ñuy wax obésité massive. maanaam dafa nekk une fois ba jamono mënatul dox mënatul bouger mënatul def dara lépp lu muy def dañ ko koy def loo. plus de 3 kilos. voilà que boobu ba léegi nag mi ngi nekk ci fait depuis le 14 mars dernier na doon plus d'un. Abdou, je sais pas ndax yéen a ngi koy déglu bu baax mais ñun son bi dafay xaw a daw tuuti si ñun mais bëggoon nañu dem tamit Ndiémé qu'est-ce qui s'est passé ba ñu jëlee ko moom Dagana mu ñëw Dakar. en fait bi ñu ko jëlee Dagana indi ko Dakar préfet de Dagana moo seetaan reportage yi suñu mbokk yi jot a def si moom. parce que moom il n'était pas au courant. bi mu seetaanee reportage yeeg yooyu Fambaye seet si ko métitlu li nga xamante ne moo ko dal muy feebar bi. ci la ko jàppale woo sapeur pompier woo ñëpp ñi nga xamante ne mën nañ jàpp ci évacuation nga xam ne mooy Fambaye. parce que déplacement am dafa metti. voilà si lañ ko jëlee nag indi ko fii Dakar 1 mois fi nga xamante ne mooy hôpital. hôpital. principal. D'accord. Voilà, mais le problème en est que bu ñu ko fee principal ba def at yëpp ñu xam moo ci war. ayca ñu ngi lay déglu waaw ñu ngi lay dégg vas-y. voilà bi ñu defee test yëpp def analyse yëpp ci ay wax Fambaye rek dañoo gis ne suñu benn feebar boo xamante ne rek mi ngi ci yaram. allo. waaw ñu ngi lay déglu Ndiémé ñu ngi lay dégg bu baax vas-y. ba taw noonu nag ko génnee xool nañ gis ñu benn malade boo xamante ne mu ngi ci kanamam. ñu proposé ne ko ni mu génn ci hôpital bi parce que dañoo nekk ci période Covid et tout. te mën na xaar benn maladie boo xamante ne dina yokk obésité bi mu am. d'accord léegi implication état bi par rapport à ça parce que déggoon nañu démb ñu ne jël nañ ko en charge ak jëluñ ko en charge qu'est-ce qui se passe réellement par rapport ak Fambaye ak état. waa dinaa ñëw ci prise en charge bi. dinaa ñëw ci prise en charge bi mais avant ñëw ci prise en charge bi rek. dama nekkoon tuuti ci li nga xam ne mooy aide bi nga xam Fambaye dafa waroon recevoir te gisuñu dara. maanaam du état du célébrité du kenn. ayca ndax moom ci ay waxam sax bi ñu defee suñu gëstu ci ay waxam nee na à part ki nga xamante ne mooy préfet Dagana. gisul benn aide bi nga xamante ne jóge na ci état wala jóge na ci benn autorité. xam ne ci dëkk boobu la jóge quoi. d'accord. voilà mais nag ay artistes yi nga xamante ne jot nañ ko contacter jot nañ koo aider ki nga xam ne mooy balaa may ñëw ci kaawu Wally Seck sax. ki nga xam ne mooy Mamy Cruz dëkk Kër Massar. Fambaye nee na moom Mamy Cruz moo ko jot a jàppale à part Wally Seck ci artiste Sénégal Cruz moo gis histoire am boole ko ak nit koo xam ne bëggul sax ñu tudd ay du sax ñu tudd turam. d'accord. kooku moo ko jot a jàppale rek ba di ko indil dund di ko indil lépp li nga xam moom lay. concernant cas Wally Seck nag bëri woon na polémique torop ci problème mu Fambaye bi ndax ñenn ñi ngi doon wax ne Wally Seck dafa jox Fambaye xaalis ngir ngistal ñeneen ñi naan jox na ko ñi naan jox ko mais Fambaye indi na ay leeral ci loolu yëpp ndax nee na plus de 100 millions moo koy faj. d'accord. te Wally Seck 15 millions la ko jotoon a jox bi mu demee ba proposé ko 15 millions yooyu nag Fambaye moom ci boppam moo nekk moo wax Wally Seck carrément que da téye 15 millions yi ba ñuy jot a rassembler somme bi ba mu mat sëkk pour ñu mën ko évacuer. d'accord. voilà et même 3 jours après décès ki nga xam ne moo di Thione Seck sax waaye na faa dem Fambaye nee na juste boobu moo ko tukkee ba jël ci moom fay xaalis
kon ci nakar waaye n'empêche dem seeti gi nga xamante ne mooy Fambaye bokk naa nakar bi ak d'accord publication jabar ak na ay moom tamit def léegi njéeme diggante Fambaye ak Ablaye Diop Khass mi nga xamante ne newoon na jël na en charge wala jël na responsabilité yi nga xamante ne moom mooy faj kooku di Fambaye Mbodj kon dégguma diggante Fambaye ak Diop Khass waaw Diop Khass maa ngi ndax Fambaye li tax mu contacté Diop Khass parce que moom toog Diop Khass faj ko nekk Diop Khass moo taxul faj Fambaye ndax bi maa ngi lay wax sànq bi mu demee hôpital dafa gis ne gisuñu benn feebar bi nga xam ne mi ngi si yaramam à part obésité bi. d'accord léegi Diop Khass mi jëloon ay responsabilité ne day faj day fay Fambaye dafa am problème bu. allo. oui ma ne Diop Khass mu jëloon responsabilité ne day faj Fambaye Mbodj moom fan la mujjee ak Fambaye fu mu toll nii. waaw xam nga Fambaye dafa contacté Diop Khass pour mu faj ko. parce que Bally Seck moo leen boole. d'accord. Diop Khass déplacé wu dem ba Dagana def na ay jéegoom jéem a faj def. mais amul résultat. d'accord. léegi ci ay waxu Fambaye nag Diop Khass dafa xaar benn ay quelques jours après mu woo Fambaye ne ko dafa bëgg nga defal ma vidéo. d'accord. parce que dafa am benn màggal bu doon jub si mu envoyé ko message ne ko defal ma vidéo parce que màggalu Daaru Salaam si wax ko daal Fambaye tamit ci xolam bu rafet ne xaaral ma def vidéo bi. d'accord. bi mu defee vidéo bi nag yónnee ko Diop Khass neen 5 minutes après mu dugg YouTube gis vidéo bi ñëpp partagé ko. ñu koy woo fu nekk naan ko tane nga fekk te nee na moom vidéo bi envoyé ko woon Diop Khass pour Diop Khass publié ko ci réseaux sociaux yi pour ñu naan ko tane na alors que tanewul maanaam ay naxee mbaay daal. d'accord léegi son comportement tamit par rapport ak réseaux sociaux yi parce que dañu gis nit ku feebar chaque jour ñi gis la ci biir réseaux sociaux yi chaque jour ñi gis la Instagram ñuy filmer sa yaram di ko tas ci biir YouTube beeg yooyu noonu ci nit ku feebar yow ban analyse ngay def par rapport à ça wala naka la ko nit ñi gisee sénégalais yi surtout. moom vidéo yi moom jéggal na ci bu baax sax parce que dafa ne elle a 25 ans. waaw. dafa toll ci jamono boo xamante ne par exemple mi ngi ci feebar mi ngi ci nakar. te loolu rek mooy tax mu épanouir mu toog maquiller boppam. mooy thérapie am quoi parce que moom coiffeuse de profession. d'accord. parce que nee na moom loolu da koy metti le fait mu toog gis ay moromam ñëpp di sañse toog defaru nekk ci snap bi di snap def vidéo et tout alors que moom elle n'est pas capable de le faire. d'accord. donc du coup pour tuer sa maladie loolu rek la mën a def. d'accord mais defeewu ko dara def ko. pour ngistal def ko pour nit ñi wax ci moom def ko pour dara te vidéo yi moom bu ko defee ci statut am ay ñi nga xamante ne ñooy gis statut am ñoo ko jël di ko partager ci réseaux sociaux yi. d'accord léegi foofu lañ lay bàyyee dernière question y a-t-il une solution lan mooy solution bi fu mu toll nii par rapport ak feebaru Fambaye bi. voilà pour solution yi instant bii nii Fambaye 100 millions moo koy faj parce que si centre bu mu nekkoon jot nañu. ba avant muy dugg centre ñoom jot nañoo contact mooy ñi nekk à l'école yu mag ñooñu nee nañ ko mën nañ ko faj gratuitement. d'accord. mais jamono ji 100 millions moo koy faj. d'accord. kon Ndiémé ñu ngi lay gërëm di la bàyyi nga tàggatoo ak téléspectateurs yi di yaakaar ne vraiment li nga wax leer na fi nga commencé feebaram bi Dagana ba fi mu yegg si Dakar ak. waaw kay donc balaa may tëj rek centre bu mu nekkoon
jot nañoo def benn vidéo ba dugal ko ci réseaux sociaux yi te xam leen ni rek ni jamono bi Fambaye ñi ngi koy waaj a évacuer xamante ne mooy à l'étranger pour jël rek boo nga dellu si ci xam ne ay bokkam continue ay d'accord kon ñu ngi lay gërëm Ndiémé. allo allo. allo. ma ne ñu ngi lay gërëm di la bàyyi nga tàggatoo ak sunu mbokku internautes yi. d'accord donc mu ngi leen di jaajëfal Vito di jaajëfal mbokk internautes yi nga xam ne ñooñu. ne rek bu ñu li fépp moom li nga xamante ne problème am. d'accord ok je sais pas ndax yéen a ngi koy déglu bu baax mais ñun suñu retour dafa xaw a am tuuti problème vraiment yii bu baaxee yii bu jotee day baax ñu toog vraiment def ci taxaw seetlu ndax feebar ndok-ndok yooyu yëpp ñun ay ndaw lañ on est jeune Fambaye suñu rakk la sax ñun ñi parce que li ñuy wax elle a que 25 ans yàlla teg ko ndogal bu mel nii ci kawam da ciy baax ñu def ci taxaw seetlu juste à titre pour vous informer ngeen xam lan moo xew ndax li ko dal nekkul une maladie incurable mën nañ ko faj dem nañu sax ba estimer somme bi ne 100 millions de francs CFA moo koy faj démb maa ngi gis benn vidéo bu ñuy wax ne état du Sénégal jël nañu ay responsabilités ne ñoom dinañu def lépp lu war ak moom vraiment ñu koy ñaanal yàlla may ko wér-gu-yaram delloo ko ci na mu meloon seen analyse par rapport ak cas bi nii ñu njëkkee ci Rifo. waaw bon man moom jàngat bi ma si def jàngat bu ndaw la rek mooy que souvent état wu Sénégal dañuy ñëw au moment wu bu cas bi traîné woo ba kii quoi nuñ koy waxee critique quoi bu doon si nit dañuy bàyyi ba mu nekk ba mu jógee phase u xale dem phase u màgget ñu soog a intervenir et que loolu mooy danger bi mooy gaaw Fambaye yàgg na traîner Sénégal parce que dafa am ay maladies yoo xam ne ku nekk yàlla na la yàlla wéral am na ay feebar yoo xam ne c'est plus critique que ça mais am na ay cas yoo xam ne cas national la cas Fambaye bi c'est étatique loolu problème mu état la si boppam parce que tey cas bi nii dalee leer na du hôpitalifié si mën dara dañ koy peut-être évacuation bi principale genre tourisme la rek day ñëw nii juste pour dalal xelam indi ko mais xam nañ ne gars yi mënuñu ko faj aussi dafa am loo xamante ne dafa am tey maladie bi kum daloon si ñoom sa doom du fanaan benn fan Sénégal donc gis nañu xaalis dëkk bi ñu koy injecté si ay place yoo xam ne lu ñàkk xorom la quoi te fii on parle de vie donc 100 millions du dara si état bi ana fondation Marème Faye Sall bi du xaalisu état bi lay jël moom dafee ko fondation déedéet mais am na ay organisation yuy financé fondation Marème Faye Sall bi c'est une fondation donc ñooñu fuñ ne avant ñu naan état bi ana fondation Marème Faye Sall bi donc ana bonne volonté yi donc 100 millions de francs CFA sama waa ji du xaalis donc ana kër sëriñ si ci Sénégal milliard moom nii lañ koy waxee non mais buñ koy étaler nañ koy étaler rek mu large ana kër sëriñ si ana li fa taalibe yi di yóbbu ana état bi ana milliardaires yi ana woykat yi donc on est plus de 98% de musulmans mais booy xool julli dëgg ak xolam fii Sénégal matul 1% problème bi loolu la tey 100 millions aussi nekkul cas yëpp la état bi war a ci mën a jël en charge parce que am na loo xam ne gars yi mën nañ ko jël en charge tey ma jox la exemple bu ndaw inondation yu amoon Touba xalif bi génnee na ñaata millions mu teg ci table bi en fait ci loolu lañ leen di xaar xam est-ce que yaa ngi may comprendre parce que xalif bi dem na ba conscient que ni lii nii may jot nit ñi ñoo ko moomaat mu nekk geste boo xam ne loolu man dama ko saluer donc mu jëlaat ay milliards xaw ma ay millions dugalaat ci inondation bi quoi may ko état bi Covid bi jotee gis nañ mu defaat même chose génnewaat ay millions defaat ci état bi loolu extraordinaire la gis nga ànd lay firi nit moo ëpp solo alal nit moo ëpp solo si li gars yi di gis nii yëpp kaw Fambaye bi su ma zappee ba yegg Facebook dama koy pousse
du ma ko xool parce que daf may gaañ te mënuma si dara surtout bëri nga si morom. donc dama koy am na cas yu bëri Facebook wala WhatsApp ku ma ko partage du ma lire damay génn vite fait tak zappé nekk si leneen parce que ñàkk ko xaw la ma gënal mu sonal ma parce que dama si gis cuune ak ñàkk jullit ak ñàkk jullite ak ñàkk xolu jullit bi ne si Sénégal ak sénégalais yi lii du cas ñu gis nañ si ay cas yu gën a grave en Europe mais état bee déplacé wu am na si femme boo xam ne bi ñu koy génnee këram dañoo dajji miiru néegam parce que xajul si bunt bi dañoo dajji miir bi mu génn ñu évacuer ko dem pour sauver ko subir ay opération ay nangam ak nangam ak nangam ba femme bi resté woon intact delluwaat si famem quoi donc si loolu la ñuy xaar état bi parce que kii dëkk ba Dagana tey peut-être elle n'a pas assez de moyen aussi ñi ñuy wax vidéo yi nangam ak nangam dëgg la aussi bu doon man ay mbokkam dañ koy tere def ay vidéo parce que aussi c'est pas le moment parce que sénégalais aussi balaa mu laa dimbale comme ñoom comme ñun suñu coutume loolu la balaa ñu laa dimbale ñu yërëm la donc bul def ay vidéo di snap bul def ay vidéo di Instagram bul def ay statut xam nga bul zibilé nanga maa ngi si jàmm boo ko defee gars yi itam les gens vont voir que yaa ngi si jàmm donc jarul def dara dundal sa dund et que vidéo bu génn si moom dafa war a wax si situation actuelle bi mu nekk ak na ko gars yi dimbale am na benn fu ma tam bëgg ñu def focus mooy ci diggante Fambaye ak Ablaye Diop Khass su ma ne Ablaye Diop Khass peut-être damay jël ci ñi nga xam ne dañuy def yëfu maaman wala tradipraticien wala yooyu noonu parce que am na feebar yi nga xam ne bu ñu ko gisee bu ñu naxantewul xam nañu ne du mbirum garabu olof ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañ xam nañ ne yooyu si suñu mbir la bokk mais am na yoo xam ne hôpital la ci mën dara c'est sûr bu dee gis nga doomu jàmbur mu feebar ba tollu fenn fii nga jël ay engagement ne da nga koy faj ba joxe délai Sénégal yëpp jël ko di ko partagé ñëpp jël ko ba Fambaye génnee woon vidéo am ñëpp naan Abdou Diop Khass a réussi ak yooyu noonu ñu tegaat ci quelques semaines Fambaye jël léegi elle a même du mal à parler normalement léegi par rapport ak Diop Khass ak ñi nga xam ne dañuy faj ak yooyu noonu seen taxawaay par rapport à ça. waaw bon gars yi ñu war si bàyyi xel jàngat bi ma siy def mooy lu simple la mooy on est au 21e siècle. 21e siècle. donc yaakaar naa ne bëgg buzz wala jaay sa kii nii jarut yenn yi loolu laa bëggoon a wax. actuellement c'est le buzz qui compte. donc da ngay gis sëriñ bu munul mocc bopp biy métti mu jege feebar boo xam ne leer na ko ni lii munu si xeer te munu si dara te musu si mën dara te du ci mën a mën dara mais dafay jege loolu pour loolu leeral ko moom en fait moom moo lëndëm dafay jege leer bi parce que xam ne si guddi yi Fambaye ku ko jege tey di nga leer donc dafay jege Fambaye pour mën a leer mooy problème ay Diop Khass ak ay problème yu yeneen maaman yi ne Sénégal parce que aussi dañoo gis ne commencé na bëri ku nekk boo jugee ne maaman laa defkat laa damay nangam ak nangam ak nangam problème yi yëpp à chaque fois fii lay mujj waaw ay Diop Khass yi aussi nañu accepter tam que ne artistes yi am nañ ci part de responsabilité parce que aussi bu la ndóol taxee ak ñàkk tax nga jaay sa ngor di fenal nit koo xam ne leer na la ne mënul depuis ci Adama ak Awa mënul faj dara mais mu ngi lay jàppale nga koy defar ay théâtre mu ngi lay jàppale ngay def promo mu ngi lay jàppale di la may oto di la may nangam ak nangam ak nangam nga jël sa lépp di ko fenal parce que yow tu es influent nga fenal ko pour ñi nga xamante ne nii foog nañ ne yow nitu dëgg nga gars yi dem di fa yàq seen xaalis di faju te duñu gis dara certes yow yaa ngi am xaalis mais aussi na la leer na aussi bàkkaar boobu da ngeen koy partager. responsabilité di nga ko am. waaw parce que yow yaa fa yóbbu nit ñi quoi. yow yaa fa yóbbu nit ñi Malick sa gis-gis par rapport à cas bi. man cas bi déjà balaa maa ñëw ci ay affaire de Diop Khass yooyu man damay fàttali benn cas muy cas SOD xaw ma ndax yaa ngi fàttaliku. cas boobu SOD. mais il a fallu que étudiants yeeg ñëpp melawu ci pour à ce que état yi jàppale ko mooy comme Rifu li muy wax rek. am na yoo xam ne maanaam su amee état bi wala fondation yi sax balaa ñoo jëm ci état yi comme ni ko waxee fondation yi ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñi nga xam ne dañuy xeex ci yenn affaire yi pour man war nañ mën a xeexaale tamit ci lii quoi ci côté bi nga xam ne moo di social bi su ma ñëwee ci côté maam man yi mooy li ngay wax Sénégal nii la mës a demee récemment gis nañ fi Koukandé même chose donc man Diop Khass xam nga affaire yooyu man comprendre moo quoi franchement su fekkee ne nit ki mënoo ko faj mais mandul quoi parce que yow mën nga ñëw ne da nga koy faj
déjà mën nga aggraver kaaw te loolu tamit après dañ ko war a gëstu ndax tamit ñun xamuñ Diop Khass lan la def ci moom tamit loolu tamit pour man lu ñu war a gëstu la xool ndax tamit li mu def ci moom ndax aggravé wul kaawam aussi waaw man loolu daal laa moon lu ma ci wax di wax tamit su fekkee am na ay bonne volonté yoo xam ne mën nañ ko jàppale waruñ xaar parce que yenn yi jaamu yàlla la yenn yi jaamoo yàlla la franchement man c'était un cas bi nga xamante ne ça me tenait à cœur bëggoon naa ñu def ci lii c'était pour ça di fexe naa lu ne ba njéemee def ci ay gëstu yi nga xam ne bu ko waxee dinañu xam fan la cas bi tàmbalee fan la toll fu mu toll nii mais li ñuy wax rek à chaque fois yàlla ak i mbiram day ñëw à chaque fois di wane boppam ci ay jaamam di teg mooy jël jaamam bu ko neex teg ko lu ko neex waaye bu la ko tegoo nag da ngay fexe ba wane ne attan nga lim la teg attan googu nag man li Fambaye di def sax di génn ci réseaux sociaux yi peut-être dina ça va choquer parce que tàmmuñ di gis yooyu noonu mais dinañ ko rafetlu parce que dina am joie de vivre bu muy dégager ba keneen ku beneen feebar daal dina xamante ne mais nga baal ma Vito mais pour man ku feebar da nga war a moytu bët dëgg la baaxul xam nañ ko ay Sénégalais lañ xam nañ ne bët làmmiñ jigul sax bant donc pour man tamit ñi ko wër fameem ak ay kiiwam pour man waruñ ko sax seetaan moom muy wane yaramam te la façon dont gars yi noonu la ñuy wane yaramam yëpp man je condamne ça aussi am na loo xam ne tamit nit ki xam nga même su fekkee jox na la photo bi waroo publier lépp quoi daggal photo bi ci kanam gi nga ne daf feebar moo gën a rafet parce que comme si doonoon sërëm photo bi en entier doo ko publier Sénégal moom faaw ñu gis lii faaw ñu non mais xam ne kii nii mais comme ci doonoon sërëm photo bi en entier doo ko publier parce que c'est choquant tamit quoi parce que pour Fambaye sax yàlla na ma yàlla baal mais am na ñi nga xam ne ñoo ngi seen biir kër yi ñoo ko gën a souffrir fukki junni yoon am na ñi nga xam ne mënuñoo génn am na ñi nga xam ne seen parents yi seen ngor ak seen yooyu may leen ñu exposer seen doom yi seen feebar yi mais am na koo xam ne yaa ngi sa biir kër dëkk ci kër gi nga taxawoo am na benn waa ji nga xam ne il souffre là-bas te milliardaire mais doo jël sax benn 5000 jox ko Sénégal moom foofu lañ toll daal Malick Sénégal daal comme ni nga waxee foofu lañ toll te man li may lancé waat mooy que est-ce que képp koo xam ne de par sa relation wala de par sa alal wala leneen loo xam ne mën na ko def pour jàppale ko ñu jàppale ko te tamit bu ñu fàtte tamit am na ñeneen yaa plus comme ni nga ko waxee am na ñeneen ñoo xam ne tamit soxla nañ ko comme ni ko Rifu waxee fondation yi tamit ay fondation Marème Faye Sall ak yooyu noonu tamit dañ gën a dugg di jàppale gars yi parce que bakkan ak dund moo ëpp lépp ci àdduna quoi. bakkan ak dund moo ëpp lépp ci àdduna foofu la ñuy jeexalee vraiment ci kaawu Fambaye Diop te di ñaan bonne volonté yi ak ñëpp ñi nga xamante ne mën nañ ci dara soit ñi nekk ci Facebook yi page yi nga xamante ne ñi ngi ci Facebook yi di def waa ak association yi surtout fondation yi ñëpp ñi nga xamante ne mën nañ ci dara ak état bi nañu jàppale doomu jàmbur ji te jàppale bi bu mu yem ci Fambaye tamit parce que les gens souffrent dans ce pays nañu jàppale képp koo xamante ne soxla na ndimbal te ñu def ko te yàlla tax Fambaye bu dee yaa ngi ñuy seetaan ak fépp foo toll ñu ngi lay souhaiter benn rétablissement bu gaaw te xamal ne vraiment on compatit avec toi te ñu ngi lay ñaanal yàlla may la wér-gu-yaram ci lu mu gën a gaawee. C'était ça Blabla Buzz. nee naa tey ñaari émission la ñuy boole bii moom lii a gënoon a choqué moom a gënoon a choqué sax durant la semaine. moo taxoon ma bëggoon ñi def ci taxaw seetlu mais léegi dañuy dem ci seen rap. C'est Blabla Buzz ak seen rap fu mu toll nii moom on va parler hip hop on va parler de Rifu. on va parler de Rifu ak Buzz bi mu def ndax temps yi moom Rifu moo yore réew mi. moom mooy def ay sorties moom mooy def dal ci. te sànq sax Vito yaa ngi wax ay casquette su ma juumul yaa ngi doon ñëw lan ak lan nga waxati sax. déjà à la base artiste man dama wax rappeur quoi artiste laay wax. waaw man dama ne artiste la. analyste politique. wala activiste tamit. man dama ci dolli benn te après xam naa nañ ci gën a xuus Rifu benn ma ci dolli mooy lanceur d'alerte. waaw. loolu après si kanam nañ ci gën a xuus ci biir waxtaan wi après dinaa wax lu tax ma ne Rifu c'est un lanceur d'alerte. voilà léegi yow dama lay bàyyi nga doxal yow fu mu toll nii foo jaar yoon la. non yow Rifu doxal leen on parle de hip hop. fu mu toll nii on parle de Rifu fu mu toll nii. ak Rifu mi ñu toog lu yàgg gisuñ la.
gisuñ la peut-être su ma nee gisuñ la côté hip hop côté album wala côté son. ñu toog lu yàgg gisuñ la ñu jékki-jékki benn semaine rek ñëpp di wax Rifu Sénégal ñun sax dañoo yéex a jot ci moom ndax yaakaar naa ne fu mu toll nii bu dee sa manager du ngeen toog journée boo xam ne jotu leen ay 20 appels yoo xam ne pour inviter leen émission la phénomène boobu comment ça s'est passé en une semaine wala 2. ñu ne bëf tout le monde s'est rué vers Rifu. waaw bon tout d'abord je dis que télé moom luy attelé ak ay émission ay rajo yooyu. Donc lu ma yàggoon mës a bañ a songu la parce que su ma waxee dëgg rek sama yaay daf ma koy tere donc sama yaay daf may tere feeñ ay télé yi daf ma koy tere parce que ci ku nekk yow yaa xam sa bind ak ni nga mel. donc Sénégal muy dëkk boo xam ne aussi bu dee yow ni nga mel rek ngay wax ci télé bi ak dëgg bi da nga koy waxee comme ni mu nekkee yoon da ngay moytu télé yi parce que dëgg neexul ñëpp. souvent mooy tax samay sorties yu bëri dafay am coow après day am wax parce que man même sama gars je parle comme ça naturellement je suis comme ça. te bu dee Sénégal aussi dëkk la boo xam ne la majeure partie si gars yi ñeme wuñ dëgg itam sooy wax dëgg da ngay mujj doon ennemi wu gars yi ñëpp quoi. donc sortie yooyu du woon si dara comme li nga wax xëy nañ fi Sénégal bi yëpp di wax si Rifu parce que aussi Rifu dafa wax dëgg bi. waaw kese si ñaari côté yëpp côté sama dëkk Ousmane Kaolack ak autorité yi foofu ak beneen wàllu musique bi et tout. donc yooyu noonu laa def rek génn wax après jeex na gars yi nag peut-être ñoom ñoo analyser gis ne baay bi am na région. est-ce que da nga sàq mi lañ ko gars yi. waaw bëggoon loolu. ay ca Malick. léegi Rifu yow dañ ca li ñuy gën a kii mooy Rifu dafa am pour man carrière daf il a une carrière un peu mouvementée. parce que mooy li nga wax dañuy seetlu que ne Rifu am na benn instant dégg Rifu gars yi di Rifu bokk ci révélation yi ñëpp di xaar Rifu à un moment ñu jékki saay mooy li nga doon wax ñu jékki saay mel ne dafa am benn break. stand-by. léegi ñun juste luñ bëggoon xam. qu'est-ce qui a causé ce break. lan moo war a doon jékki saay gars yi ñëpp di xaar Rifu ni Rifu mi ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo war a ñëw téye game bi nii ñu jékki saay mel ne dafa am benn affaire bu xaw a téye Rifu. waaw mais li téye carrière bi comme li ngay wax nii li ko xaw a waaw dañ seetlu li ko xaw a break mel ne lu def benn recul. waaw li ko xaw a break mooy man gaynde la donc te Sénégal dëkk la boo xam ne gaynde mooy suñu kii suñu emblème mais Sénégal la bëggul gaynde comme li may wax à chaque fois c'est contradictoire dëkk la buñ naan dëkku gaynde xar lañ gën a bëgg mais xar lañu gën a bëgg dibi donc problème bi loolu la quoi yow munoo nekk dëkk gaynde si dëkk boo xam ne gaynde la ñuy wax ne nous sommes des lions munoo nekk lion foofu donc boo nekkee lion foofu kenn du la déglu dibi xar ngay nekk gars yi dibee la ko carrière souvent noonu la fay demee avec beaucoup d'artistes tey boo toppul gars yi wala soit nga nekk benn je m'excuse du terme benn lescu wala dara te yow pour nga feeñ sa carrière day métti man nag lii laa si bëggoon parce que musuma am problème mu feeñ ak ñàkk feeñ parce que xam naa ne fan laa jaar ba su ma bëggoon téye game bi 10 ans xam naa te lan lay def parce que aussi ci monde buzz la ñu toll xam naa comment créer ça xam naa nan la ñuy liggéeyee ça mais est-ce que man maa war a def loolu donc moo tax aussi dama focus on si sama job si mu nice gars yi di reconnaître job bi di gis ne lii mu ngi nice mu ngi cool mu ngi am niveau que peut-être topp si entre guillemets ay label di topp grand yi fii di topp fii gaa nag amoon naa ak ñëpp jàmm amoon naa ak ñëpp respect mais fréquenté wu ma si kenn sama own business laa teg ak sama famille sama ménager ak ñi may joobal handle sama business donc aussi du doon yomb si benn côté parce que aussi xam nga ñafekat laa te tàndruma kenn loxo ku ma jox loxo nag ma jël donc mais dew ma woon ci kenn di wut connexion wala wut nangam ak nangam pour am dara quoi dama resté woon sama coin concentré woon si sama liggéey mais ñun ci sa yenn sorties des fois dañ doon dégg nga doon wax que naan daa am ñoo gars yi dañu doon boycott grave gars yi dañ doon jéem je sais pas lan moo waraloon gars yi lan est-ce que mën nga ñëwaat sax ci épisode boobu noonu. et puis nga xam ne que gars yi dañ la doon boycott ci yenn concert yi yenn affaires yu war a am peut-être duñ ci boole Rifu su ma jum évoqué nga woon affaire u Galsen à Paris bi genre affaire yooyu noonu. waaw boobu concert yëpp Sénégal. yëpp mën naa ne yow soo boo xoolee rek nga fàttali ko tuuti doo ma gis soit mën nga def 50 concerts ci at bi benn nga ma siy gis. donc des fois ay show of the year waa show of the year rek xanaa. peut-être mais
li gën a graaw si loolu du absence bi li gën a graaw si loolu booy yi dañ laa gën a tàng wala booy yi mooy loolu. non du woon gën a tàng sax parce que tey concert bi yëpp pour respect Sénégal mooy show of the year te bokk naa si artistes yi tëj bokk naa si artistes yi public bi di xaar donc ba tey du ma tàgg sama bopp mais bokk naa si artistes yu gars yi gën a jox cër Sénégal de par rapport ak sama liggéey donc mais c'est un problème de peut-être gars yi suñu bëggee nga mel nii te meloo nii after ñoom dañu lay xaw a boycotter man aussi je ne mange pas mais sama làmmiñ gis que ne yow da nga gis que ne dafa am benn genre lobbying wala. ah oui loolu musul jug fii lobby bi musul jug Sénégal donc game bi noonu la mës a fonctionner noonu la mës a mel hip hop Sénégal donc ay lobby gis nga lobby yi ngay wax nii xam nga lu nekk ci danger aussi lobby bi boo nekkee artiste bu mag te bokkoo ci benn lobby doo feeñ lobby yi nga bokkul dañuy fusionné xeex la nga chuter sa carrière nga yàqu léegi xam nga fu danger bi nekk un artiste c'est un ambassadeur bu Sénégal amee chance su am ay artistes d'une dimension yu mel ne diw wala diw te ñooñu amuñu culture seen yaram nanguwul lesku nanguwul coggatu nanguwul mar nanguwul dara léegi lobby yooyu buñ leen xeexee ba gañe leen artistes yooyu bàyyi musique parce que man xam naa si man ki ma jàngal lu bëri si li may def mu ngi tudd Gaye Massar ancien membre du groupe Anonymat donc dafa mujj bàyyi musique parce que force na ba sonn gis na gars yi buntu yëpp dañ ko tëj mu bàyyi donc problème bee ngi nekk si ñu mel ne kooku bu ñu génnoon Sénégal la ñuy représenté c'est des ambassadeurs léegi respect bi feeñ seen musique mooy jaay Sénégal c'est comme Akon bi muy soog a génn àdduna bi yëpp braquer les yeux sur Sénégal def ñëw gëstu xool Sénégal comme El Hadj Diouf bi muy football donc un artiste c'est un ambassadeur tey am na artistes yi nu ñuy aayee nu ñuy taayegee bu ñu voyager dañuy jaay seen dëkk je te donne l'exemple de Meta Crazy Meta Crazy ñu bëri xamuñ ko fii Sénégal Meta de Constant génnee na barki démb benn album bu tudd Dia Meta fu muy dem ci àdduna bi dañ koy tertu ci aéroport yi gën a mag ci àdduna bi dëkk yi gën a mag ci àdduna bi ay featuring ay Morgan Stage mais kooku bu ñëwee Sénégal fii benn yoon la fi tëgg concert Grand Théâtre jaayul 12 billets Grand Théâtre pourtant c'est un Sénégalais donc genre ambassadeur yooyu bu leen gars yi teelee xeex bi ñu nekkee fii Sénégal ñu découragé bàyyi boo yi ngay push up ñuy génn mënuñ jëmale musique bi fenn léegi danger bi tam maa wax la problème bi musique àdduna bi tollatul si mën a rap booy ñu ngi mën a bind damay gis booy yu mën a rap sama xol bi dafay sedd mais foog booy yi comprendre ak Sénégalais ñu comprendre que ne musique àdduna bi dépassé na mën a rap xam nga fu mu toll léegi ci xam-xam mooy yeewu nga xam li ngay def nii laal la nga génn si univers bi artistes yi nekk di tourner depuis 30 ans yi musique bi nekk Sénégal di kay tourner nga fexe génn foofu uti beneen vision léegi loolu pour artiste underground ñeme ko foog mu nekk artiste boo xamante ne nii dafay courir risque xam nga ban risque ngay courir mën nga def musique bu gars yi dul xam mais pour man parce que su gënee kawe public bi lay suivre bu amagul mat buñ nàmpatalee public bi si déglu lu bon lu léger yow boo ajee baar yi duñ la déglu comment est-ce que yaa parce que déjà il va falloir que ñoom déjà ñu comprendre yow sa niveau bi musique bu kii soft di rek musique bu am ñaari kii benn tama benn affaire léegi boo dégloo dëkk Afrique yi compétir ci awards yi voilà léegi boo dégloo dëkk Afrique yi compétir ci awards yi yëpp boo dégloo seen musique yi ñuy yóbbu xeetu rap bi ñuy yóbbu technicité bi ñuy yóbbu flow bi ñuy yóbbu mais aussi loolu rek du musique àdduna bi léegi dafa mujj dem ci délire mooy li ñu naan vibe léegi rap bi moo commencé wàcc vibe yi moo commencé génn ay délire parce que ñàkk yi ñoom moom marché bi ñun mënuñu imposer suñu musique ci kaw ñàkk yi c'est pas possible actuellement ñàkk yi ñoom moom marché international bi téye ko donc yow da ngay créer mais aussi suivre ñoom xam nga est-ce que yaa ngi may comprendre mën nga créer sa propre monde mais aussi di nga suivre mais pour man artiste déjà suñu waxee artiste mooy déjà quelqu'un koo xam ne déjà de par sa liberté day créer quoi donc man
je trouve aussi que normal que des fois ñi am ñoo xam ne dañ peut-être dañ choisir genre de façon rap bi ñi façon rap bi pour man ça existe partout dans le monde quoi. ba ci États-Unis am na ñoo xam ne. est-ce que foofu duñ ko kii dugg ci mbirum politique après ñu jeexalee foofu. parce que dama bëgg moom mu joxe gis-gis général am. par rapport ak booy yi. ñoom te dañuy lim ay tour sax parce que ay Samba Peuzzi yi ay IS 814 ni ñuy defee musique léegi nii. dama bëgg dama bëgg ñu dugg ci kaaw Kilifeu. ak Thiat. mi nga xam ne jàpp nañ leen ci problème mu visa te ñoom dañu koy wax te loolu day laal ba léegi ci mbirum artistes yi. parce que dañ naan artistes yi yàgg nañoo lux mbóot ci seen di wax par rapport ak wax li sénégalais lambda bi di wax. naan yàgg nañoo lux mbóot ay mbirum visa affaire yooyu noonu. te bay wax ne problème bi sax bu ñu ko toppee presque artistes yu bëri dinañu. dinañu dugg ci biir loolu noonu. mais léegi li combat politique la. wala dañoo leen war a bàyyi ak justice ñu lijjanti ko. waaw bon. bu paree rek nga doxal. waaw du problème mu peut-être Kilifeu ak Thiat mais c'est un problème de Kilifeu ak Simon. Thiat dañ ko woon ñu entendre rap ñu bàyyi ko mu dem c'est un problème de Kilifeu ak Simon. loolu it benn message bi may wax fépp rek laay waxaat fii même chose passeport diplomatique njëkkeewul ci Kilifeu. ñëpp am nañ ko Sénégal ñëpp. ñëpp mooy ñëpp. non mais ñu bëri am nañ ko Sénégal. bu ñu ay passeport ñoo xamante ñu rêve la pour. voilà ñoo xamante xam nga Macky Sall bi mu ñëwee suma juumul dafa nangu lépp dafa nanguwaat lépp parce que déjà dafa doonoon loo xam ne dafa yomboon nit ñi. déjà kon mën nañ ne lii dafa doonoon loo xam ne njëkkoon na am quoi pour moi. parce que passeport diplomatique am nay jamono doomu diw sax da ngay dégg ne dañu am passeport diplomatique. mooy diplomate bi gis nga Macky bi muy soog a jël réew mi intention yi doy waar la amoon pour réew bi dox bu ko continuer woon. mais comme li may wax sama benn copain c'est un sonkiste dañuy wax ne Ousmane Sonko ma ne ko donc Sonko ni mu mel la àdduna bi soxla ay jeunes yoo xamante ne nii mën nañ diriger àdduna bi le monde a besoin de jeunes. ma ne mais Sonko ne peut pas être si place yëpp. bu toogee c'est lui le président de la République mais Sonko ni mu mënee waatalee boppam keneen mënul waatal boppam noonu boo compter Sonko moo set li wër Sonko yëpp boo xoolee ku si nekk bu la état toppee am na lu mu la mën a incriminer tëj la xam nga est-ce que yaa ngi may comprendre comme Sonko ni muy setee li ko wër du setee noonu c'est comme Macky Sall bi muy soog a jël réew mi lu bëri da ko tere woon dëkk bi nekk si axe et 1 an 2 ans système bi moo lay forcer parce que sa entourage mooy nekk di yàq yow loo yëgul diplomate yi Macky Sall joxewu ko mais ña fa nekk am droit wu joxe ko ña fa nekk di ko liggéey ñoom ñoo koy jox ñañ ko war te jox passeport diplomatique yi ñëpp yor nañ ko Sénégal jigéen ñu OFCR yeeg artistes yeeg band yeeg nangam ak nangam yeeg ñëpp yor nañ passeport diplomatique dem nañ sax ba dañ ne yenn dëkk yi ci àdduna bi boo yoree passeport diplomatique Sénégal di nga ko boole ak visa soog a dugg parce que xam nañ ne léegi passeport diplomatique gu Sénégal amul benn valeur. loolu day indi question crédibilité wu. passeport diplomatique Sénégal. ak ni ñu koy joxe parce que am na yeneen dëkk yoo xam ne soo jaruñu leen duñu laaj visa. ak ni ñuy joxee passeport te diplomatique yi léegi soo ko amee da ngay mujj wuti visa pour dugg si dëkk yooyu. te loolu moo si grave. donc pour le cas de Kilifeu aussi li ma waxoon rek laay waxaat Kilifeu dafa woyu turam. donc bu la yàlla naree nattu bu la yàlla naree nattal da lay nattu Kilifeu li ko dal du problème xam nga pour lan du problème moi je parle pas avec waxuma si état bi mu war na ko jàpp dafa logique parce que dañ ko jàppee loo xam ne état bi da ko d'accord ko te gis nga li nekkul yoon ba àdduna di tukki nekkul yoon même bu ko àdduna bi yëpp doon defit du yoon et aussi nul n'est censé ignorer la loi mais aussi nul n'est au-dessus de la loi aussi donc Kilifeu kenn mënu ko protéger li ñu mën si moom mooy ñu wax ak Sénégalais yi Kilifeu martyr la ñu xamal leen que ni du chaque fois rek nit ki lépp lu mu liggéey si àdduna souvent am benn affaire bu ndaw bu mu def erreur yàq lépp lu mu liggéeyoon mais nga baal mais pour man ak message yi nga xam ne waa Y'en a marre loolu lañ doon lancé mooy nouveau type de Sénégalais NTS. pare yow à chaque moment yow mu leer la ne yow mayoo état bi dara tu les tacles à chaque sortie yow état bi ku juum nga kii ko yow léegi pour man kooku si boppam warul mën na
warul mën a dugg ci yenn yi déjà parce que waroo mën a gëmloo je sais pas de juger kilifa mais philosophie bi quoi waroo mën a wax gars yi ne non nii nga war a jaar ba pare après yow ñi dégg ne yow da nga jàdd beneen ruxu bi. waaw je sais pas si j'en fais comprendre. maa lay comprendre mais xam nga tey kilifa kenn déggu ko si yu bëri. deful ñaar deful ñett deful ñeent deful juróom benn la def. te contexte wu benn bi lan la ak kan la ko defal. il l'a fait avec son meilleur ami. avec qui il a fait 25 ans d'amitié. il l'a fait avec son meilleur ami bu tolloon diggante jawaram feebar ñu war a évacuer jawaram xaw ma ak doomam bitim réew. donc on parle de 7 millions comme li ma waxoon rek l'autre jour laay waxaat fii. Kilifeu amoon na possibilité am ay milliards bu jaar ngorom parce que dañu nekk en Afrique état bi mën na jël 100 milliards jox ko benn nit pour noppiloo ko fii mooy Afrique loolu moo am fii. donc problème boobu Kilifeu amoon na possibilité am ay milliards. pour noppi te musu ko jël. amoon na possibilité def lu ne am lu dul jeex fii Ndakaaru ak bitim réew te musu ko jël. dund na ay tentative de corruption man Y'en a marre laa nekkoon xam naa si dara te musu ko jël. maag moom ànd nañ voyager ànd nañ fanaan néeg àndoon nañ ñu police tëj ñu àndoon il a fait tous les sacrifices bu nit bu di mën a def pour dëkkam Kilifeu il a fait pour ça pour son pays. Kilifeu jox na lépp Sénégal lépp donc lii contexte bi ko gars yi war a jëlee du problème non message bi muy véhiculé ak déedéet sama waa ji comme li may wax chaque fois rek li ma def démb si guddi rek bu ma ko yàlla nëbbulul su ma ko wanoon léegi ngeen génnee ma plateau bi ku nekk si ñun am na lu lëndëm si yow looy nëbb yàlla moo lay suturaal moo tax yàlla sàkk guddi mu nëbbal la ko wala soit mu feeñal la ko ku si nekk si ñun am na lenn looy def loo xam ne bu feeñoon àdduna tukki barki Seydina Muhammad Kilifeu il a fait benn erreur peut-être bëgg a tendre loxoom xaritam dimbale ko parce que dégg nga si vidéo yi mu ne ko xaaral ma xool samay contact wala soit ma laajte parce que si fii Sénégal loolu la fii visa yi dañ koy jaay gars yi xam nañ ko te moo nekk loo xamante lu anormal la te visa yi dañ koy jaay te état bi moo gën a xam li may wax diplomate yi dañ koy jaay te état bi moo gën a xam li may wax. mais est-ce que li ngay waxee nii parce que man damay dégg ñu ne Sénégal boo nekkee ci opposition bi loo def baax na waaye boo nekkee ci pouvoir loo def baaxul. ni ngay taxawoo nii. Kilifeu naan peut-être dafa def erreur ak dafa def yii dafa def laa est-ce que proche damay jël l'exemple de Bougazelli est-ce que ay proche Bougazelli ñoom mënuñu jël yow posture bi nga jël nii ni ñoom tamit moom tamit deful wala benn yoon la def erreur lan moo tax ñuy def lii lan moo tax ñuy def laal est-ce que buñ ko jëlee ci sa logique rek xam nga pour lan tontu ma si Bougazelli parce que dama yaru laajoo ma si soo ma waxoon ne lan nga gis comme ni nga ne ma lan dañuy dem rek xam nga ay analyse léegi waaw di analyse di continuer léegi sur le cas de Bougazelli waaw te bëgg nañoo brosse sur le cas de Bougazelli ci condamne xam naa dinaa la bett tey ci condamne bi vraiment gendarme bi li mu def c'est inhumain man xaw ma Bougazelli musuma ko gis musuma xaw ma fu mu dëkk xaw ma koñam sax bi mu dëkk xaw ma ko man wallahi azim soo ma waroon photo nii mën naa si juum mais li gendarme bi def c'est inhumain te war nañ ko poursuivre en justice parce que c'est un homme de tenue discrétion si ñoom la war a njëkkee nit doo ko jàpp même yàlla suñu borom buggul loolu nit kenn du ko weer ak lu mën a ak li tax mu def ko ak lu mu mën a doon ak lu mu mën a doon ak lu mu si mën a juble munu si am fayu yàlla munu si am xeer ba noppi toroxal na doomu aadama Bougazelli li mu def soxlawul woon weer parce que Sénégal bi yëpp xam nañ adduna bi yëpp xam nañ le fait que mu génnee vidéo bi joxe ko foofu la tumrankel doomu aadama bi ne fa la toroxal nit ki ne foofu la yàqal nit ki yàq doomam yàq jabaram yàq askanam fa la ne man je condamne parce que li gendarme bi def man am naa grand frère gendarme ay grand frère gendarme ñii GIGN kenn ki mu ngi Fatick ay frère laa wax samay mag c'est des gendarmes mais même si kooru homme de tenue yi am nañu d'accordul si li gendarme bi def parce que nit ki luy ndeyu jëli nit di ko filmer te loolu dañ cee am similitude day xam nga loolu dañuy am similitude si kaawu Kilifeu ak Simon
loolu la parce que ñoom ñaar ñëpp ils ont été filmés par Thier mais que c'est un homme de tenue kii Thier la mais kii ñun suñu kaaraange si kii la war a ne c'est plus grave parce que tey mooy li ma sama ménage bi doon wax léegi si yoon yu bàcci naan ma bu dee dem nañ kay ba homme de tenue bi mën a filmer génne mais war nañ mën a def caméra si tribunal yi pour exposer problème yi donc lan bu dee homme de tenue mooy filmer sax waxuma la ak sa xarit ki nga xam ne moo la war a aar non mais loolu la donc non Thier li mu def humainement nit ñi xamoo droit xamoo dara aussi Thier xamul droit am xamul dara donc te vidéo bi tam du vidéo léegi foog Sénégalais ko xam ba Thier filmé kilifa du vidéo léegi te vidéo bu yàgg la mais lii le policier avec Bougazelli lu récent la parce que Bougazelli bi mu génnee kaso yàggul donc si man c'est inhumain loolu du yoonu vidéo boobu place am du woon ci internet bi mënoon na ko génne sax yónnee ko Bougazelli direct wala wax ci ak moom pour rectifier ko direct parce que moo yi ma delluwaat rek ku si nekk si ñu ne am na looy nëbbu je sais pas de défendre Bougazelli ndax xaw ma ko parce que alxuraanul karim xaw ma fu mu dëkk xaw ma nu mu tudd xaw ma famille xaw ma dara am mais gendarme bi laay condamné certes nag mu ngi am appui yu net bi billahi vidéo boobu seetaanu mu ko ba mu jeex may jooy c'est comme si loolu dañ ko def sama papa parce que dama mettre à la place de fils de Bougazelli tey bu nekkoon mag toll ni ñun gis papaam naan oh yàqu na oui sama ndey yàqu na oui yàqu na la ilaha illallah yàqu loolu dafa extraordinaire ni mu koy wax nii sama yaram bee ngi daw loolu dafa ak lu mu mën a jël si milliard dignité nit sàmmal ko moo gën loolu mais le gars gendarme bi daf ko toroxal déjà loolu c'est une atteinte à la vie privée non mais loolu la à la vie privée mais dama bëgg da ngay dem man dama bëggoon ni ñëwaat xam nga Rifu déjà soo seetloo bi fi Ablaye Wade di jógee ak yooyu noonu bokkoon na moom il était membre de Y'en a marre bokkoon na si ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak ñoom ñoo dimbali Macky Sall pour ñu jëlee fii régime bi fi newoon pour kii mais après dañ dem ba ci biir gis ne moom ak Karim Xurum Xaax dañ génn li nga xam ne moo di Y'en a marre juste dañ bëggoon xam lan moo motivé woon seen génn biir mouvement Y'en a marre waaw bon man moom li ma motivé woon du woon dara dama sentirul woon sama bopp si biir dama dem ba après gis naa lu bëri doon changé si biir vraiment cause bi combat bi idéologie yu bëri doon changé si ma gis lu bëri commencé lëndëm si man donc aussi xam nga ma retiré wu waaw parce que aussi mënuñ ànd ñun ñëpp di yey caaf ñu jékki-jékki gis ñi di dawal ay Lamborghini ñii di tabax parce que ñun moom ñu des si caaf yi ba tey te ñun ak yéen a doon ànd te kenn xëyul kenn gontul day métti dañuy jékki saa dégg ñu naan dafa amoon ay clan ci biir ah non si loolu yàgg na fa. tu donnes pas raison kon ci gars yi di def trafic de visa ak yooyu est-ce que du yooyu nga gisoon tamit mu tax nga génn. non non man moom li ma fa gis du ma ko wax wala du ma ko waxagum parce que aussi comme li may wax à chaque fois rek xam naa si yaaramaa lu kenn xamul parce que fa laa nekk donte benn fan la mës nañ ma fa jàpp. donc xam naa fa lu kenn xamul donc li dalatul sama xel mu ngi commencé leer si Sénégal. kon loolu jarul nga ci xuus sax ñun ñëpp xam nañ ni muy demee. léegi maa ngi dama bëgg ñu def temps bi jeex na tàkk mais dama bëgg ñu laal ñaari point rek li nga doon wax sànq. liberté artistique bi. parce que parfois day dal ci kaw booy ne li ñuy def du musique ak yooyu noonu. laal nga ko ak Kaolack ak seen mairie beeg seen maire ni ngay dalee ci kaw gars yi Malick. waaw ci loolu lañ bëggoon ñëwaat ak man ci li ma bëgg a ñëw juste man commencement maa ngi lay wax waxu lanceur d'alerte déjà. léegi parce que li ma tax ma ne lanceur d'alerte mooy challenge waa Akhlou Brick yi daa am loo xam ne da nga ko ci doon. waaw da nga ci doon alerter gars yi te su ma juumul ñenn ñi ne am nañ ko yoo xam ne commencé nañ ko gis. loo taxoon ma ne la lanceur d'alerte mais juste dama bëggoon tamit internautes ñi nga xam ne peut-être am na ñoo xam ne gisuñu woon sorti yooyu noonu. juste nga gën leen mën a leeral par rapport ak lan moo motivé woon attaques yi contre waa Akhlou Brick. du woon en résumé rek. waaw du woon attaque. comme li yàlla wax rek comme lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax sa mbokku jullit bu tooñee sax dangay ànd ak moom ñu ne ko pour lan bu jullit tooñee nga war a ànd ak moom mu ne dimbali ko nga wax ko dëgg. Akhlou Brick ñoo bokk baay bokkaat baay. ñoo bokk Cheikh Ibrahim ay taalibe Tidiane la ñu wër ay taalibe Cheikh Tidiane taalibe Baay ñu si wër. donc dañu juum ci son bi tudd mawti kan nga war a yóbbu. du son bi moo garaaw mais dama alerter comme li nga wax li son bi mën a causé. mooy li ma lay tënkal sànq ne la rab bi basé teetul si boo yi mën a rab. xam-xam la laaj. mooy xam-xam mooy yow nga def son boo xam ne man dinaa xam ni fi son bi jëmi te yàlla dimbale na ma ba lépp lu ma waxoon si son bi 2 jours après
tey sénégalais yaa ngi koy gis wax naa ne son bi nit dina ko mës a monter wax ci sëriñ tey am na wax naa ne son bi nit dina ko mës a monter wax ci ay Adamo ay Pawlish Mbaye ay Queen Biz loolu am na wax naa son bi nit dina ko mës a jël monter ci ay Ousmane Sonko ay Macky Sall loolu am na donc son bi aussi nit dina ko monter waat ci leneen ak leneen ak leneen bu ci yàlla teelul def xéewal mën na toj dëkk parce que am na benn boy bu ndaw bu ci defoon vidéo keroog di wax Mawti Tijaan yi nga war a yóbbu nangam ak nangam ak nangam te li grave mooy boy bi c'est pas un mouride c'est un Tijaan aussi gis nga Tijaan bu ne murit Tijaan yi nga war a yóbbu déggal bu ne yàlla Mawti Tijaan yi nga war a yóbbu te boy bi c'est un Tijaan léegi heureusement ba sénégalais yi gars yi yeewu nañ certes blâmé nañ ko mais coow li bëriwul parce que tey murid yi ak Tijaan yi dañoo dugalante man ki ma àndal nii man ak moom ay job bàcc c'est mon meilleur ami te c'est un murid ñëw ñëpp xamee nañ la Baye Niass. man taalibe Baye la. te moom sama meilleur ami. te c'est un murid boobu dañ ciy profité pour def transition dugg Kaolack. li nga xam ne moo di mairie wu Kaolack ak xam nga ñoomin Mariama Sarr ay Fadel Baro bëri na Ousmane Noël Dieng temps yi passé def na sortie de l'attaqué. Ousmane Noël waaw waaw. léegi juste lan nga ñu mën a wax ci loolu quoi ci mairie Kaolack bi ak candidat yi aussi. Ousmane Noël quoi Ousmane Noël quoi. Ousmane Noël. donc si li may delluwaat rek mooy que aussi je veux que. parce que tey Fadel Baro c'est un membre de Y'en a marre aussi. non waaw mais Fadel tey. xanaa yow bi mu laajtee mairie Kaolack bi sax si la sama waay Saalum bi xanaa di soog a xam ne Kaolack Fadel waa Kaolack la kenn xamul ko woon ñun on est de Kaolack mosuñu xam ne Fadel waa Kaolack la donc mosoo ko représenté mosoo ko teewal mosoo wax ba tudd ko mosoo fa dem mosoo ñu lijjanti dem ba soxla benn poste étatique nga ñëw ni mairie bi laa soxla si man manque de respect mënul weesu loolu manque de respect mënul weesu loolu Fadel kenn waru ko wax bu laaj mairie bi dañu war a cotiser fekk ko fu mu nekk jàpp ko ñuus ko mais moom mënu fa def lu gën Mariama Sarr non mënul nekk buñ ñuusee Fadel kii luñ koy def Ousmane luñ koy def non Nawel yi dañ ko war a ñuus métti Nawel yi dafa réew un tiktoker buy laajte mairie dëkk fu toll ne Kaolack est-ce que xam nga ne Baye waxoon na ko nee na tant que Kaolack jagul Sénégal lu jag ñu ne ko bàyyi pour lan mu ne parce que Kaolack mooy xolu Sénégal Saalum moo yore Sénégal heure bu Saalum moo tax état bi fa lay defee erreur Dakar la ñu concentré wu heure bu Saalum doxul parce que exode rural bi 80% ñi nekk Dakar waa Saalum lañ léegi Saalum bu ñu tëjee bërëb yi booy di liggéey ñii xëy Dakar dañuy dellu Saalum Dakar libre xaalis am Saalum dëkk bi neex mais Saalum doxul lépp la ñu tëj léegi lépp waa Saalum jóge Saalum ñëw këpp si Dakar mu créé saturation bi Saalum amatul góor tool yi kenn bayeetul parce que ñëpp nga Dakar di jaay montre jaay soow dégg nga jaay dawal te Jakarta gis nga li commencé am Dakaru te pareegu ñi ne gën a saturé mooy erreur bi état bi di def kon Rifou ñu ngi lay gërëm di gërëm Malick kon ñu joxante dig daje waaw xam naa ba waaw man moom li may wax juste mooy que Rifou récemment am na benn projet boo xam ne benn préalbum boo xam ne génnee na ko muy balaa beneen gis-gis bëgg naa gars yi tamit ñi dem gëstu ko carrément y a des messages am na yoo xam ne bëggoon nañ ci kii parce que gis nañ ne koo xam ne ci say son gis nañ ne da ngay ku jege sa mère nga par rapport ak say son ak yeneen yooyu yëpp bëggoon nañ ci xuus mais temps moo ñu ko mayul bët maa ngi wax gars yi ñu dem dugg ci chaîne YouTube am dem xool ay affaire am balaa beneen gis-gis affaire bu soxor la affaire bu neex la am nay message waaw c'est ça Rifou waaw bon maa ngi lay remercier aussi di remercier chers internautes yi ñuy seetaan yëpp aussi maa ngi big up di nuyu de passage sama sëriñ sëñ Moussa Dramé xam nga borom Proxaan donc sëñ Moussa Dramé maa ngi lay jaare bu baax xam nga donc di jaare ñëpp aussi xam nga kontaan bu baax si invitation bi et tout di béggee waa Golf xam nga di béggee waa Guédiawaye waa Kaolack sama site di leen wax ne élection mairie yi ñu ngi ñëw ñun ak Ousmane Noël du yomb te Noël du suñ combat ñëpp ñu mel ne Noël suñu combat la dégg naa la nag Noël yaa ngi wax mais dinaa la tontu après incha allah dama amagul sa jot rek waaw parce que dégg naa ko toog na si benn télé nee na Rifou yàlla toppeewu ko dara muy wax ju graaw yoo xamante ne ni moom mi ko wax sax xamul lu mu wax
waaw man bu ma demee ba yàlla toppeetuma dara damay sant yàlla mais yow yàlla toppee na la dara te dinaa la wax lan la yàlla toppee incha allah. incha allah kon boobu dañ koy bàyyi ak Malick boo ko jëlee c'est voilà waaw non foog ma ñëwaat fii parce que xam naa ne man ak Malick am na lu bëri lu ñu war a wax. am na yeneen yu ñu war a wax kon mais temps bi moo ñu may loolu ak yooyu bëggoon nañu yaatal ci yu bëri waaye on a dit l'essentiel. te lii rek moo tax ñu bëgg ko parce que moom il parle sans langue de bois. li nekk ci xolam lay génnee. te dañu koy rafetlu bu baax on vous rappelle que yéen a ngi doon seetaan Blabla Buzz tey maa ngi recevoir Rifou ak Malick maa ngi lay gërëm bu baax frère. te di leen jox dig daje samedi incha allah ñu ngi jégalu di gërëm waa régie di gërëm manageru Rifou ndax jàpp na ci bu baax a baax. ba bàyyi kon ba samedi di leen ñaanal aussi màggaluk jàmm. te di leen jox dig dajee tamit dinañu am ay mbir yu bëri ci biir màggal bi bu soobee yàlla on vous donne des rendez-vous inédits sur Sénégal 7 programme màggal xam naa suba la ñuy déjà commencé nañ safar bi fële Massalikul Jinaan chaque ngoon Abdoul Khat Aw mi ngi fay def ay plateau yu am solo ngay waxtaankat yu am solo ñuy waxtaanee yoonu Sëñ Touba ak lépp li nga xam ne moo ëmb jëm ci wàllu màggal bi Vito dama lay bàyyi juste nga tëj balaa waa régie bi fekk fii dañu dooree campagne. kon jeex na ñu ngi leen di jox dig daje samedi dans Blabla Buzz beneen invité ak yeneen i waxtaan bye bye. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook,